asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Limaamu alayhi salaam man en fait damay juste présenter la maison d'édition La Comète bi nga xam ne moom moo édité livre yi en fait c'est une opportunité bi mu am daal di ko créer en fait dama ko créer juste pour Layène yi en réalité c'est juste pour Layène yi pour faire la promotion du livre et de la lecture loolu tax ma créé ko et bi ma ko créé ba léegi en fait am na pratiquement 10 ouvrages yu ma édité parmi lesquels vous avez Océan de lumière ak le livre Le bon sens et l'orgueil face au miracle de Dieu. Donc ce sont deux livres phares yoo xam ne en fait ce sont des livres qui sont vendus un peu partout dans le monde. C'est traduit aussi bien en anglais, traduit aussi en espagnol. Et di remercier aussi Mame Libasse parce que c'est la confiance. Parce que bu amee confiance si ñëw ba créer la maison d'édition c'est juste pour le permettre aux gens de pouvoir lire et de comprendre kan mooy Seydina Limamou. Je crois que Seydina Limamou boo liiree livre yi xam ne en fait loolu da nga ko war a gëm. En fait ci gëm boobu parce que li ma jàng ci Océan de lumière moom mooy miracle yi moom moo sut lépp. miracle yi moo sut lépp tey bu fekkee ne dañuy wax ci miracle Seydina Limamou dañuy revenir ci la prophétie. Parce que expliquer les miracles c'est revenir en fait sur la prophétie. Hadith si c'est bon parce que ci laa jàngee d'ailleurs que ne en fait hadith si c'est juste une tradition orale bu ñu perpétrer mais en réalité li nekk au-dessus des miracles de Dieu des hadiths c'est plutôt les miracles de Dieu. Et c'est ça en fait les deux livres là lay prouver. Donc boo lire Le bon sens da ngay xam ne nit ki dafa war a mat te li koy matal moom mooy mu am bon sens xaw a reconnaître lan mooy réalité ak lan mooy fiction. Parce que en fait affaire Seydina Limamou du fiction réalité la et moom la livre bi di il faut nga am bon sens pour mën a reconnaître ces deux choses là en fait loolu mooy livre yi. Donc c'est juste pour introduire mais en réalité c'est juste pour dire que le livre la maison d'édition est ouverte à tout le monde. Assane, la maison d'édition est ouverte à tout le monde ku ñëw ñu éditer la l'essentiel c'est de faire la diffusion du livre. Et en fait Chérif Alassane dama bëggoon profiter pour wax ne en fait l'aboutissement de tout ça c'est créer une bibliothèque. Donc bu ñu créer bibliothèque tous les livres qui sont traduits qui sont édités peuvent figurer dans les rayons et ku bëgg gëstu ci Seydina Limamou en réalité amoo foo jëm da ngay dugg ci kër yi mais bu ñu defee livres yi def bibliothèque dana permettre nit ñi am fu ñu jëm. Parce que livres yi en fait tous ces livres là déposé naa leen aux archives nationales te ku dem archive nationale di gëstu ci Layène yi di ci gis livres yi. Donc loolu laa bëgg ñu xam ko pour dire que en fait livres yi en fait maison d'édition wutuñ ci xaalis. Mais plutôt pour la promotion du livre. Les livres yu bari bii d'ailleurs c'est la direction du livre et la lecture moo ko financé Océan de lumière. Donc pour dire que en fait c'est des ouvrages yoo xam ne pour que nit ñi mun ko xam mun ko lire xam kan mooy Seydina Limamou alayhi salaam pour mën a gën a rafetlu seen gëm loolu en fait moom mooy promotion loolu laa bëggoon wax rek pour ne pas monopoliser la parole pour remercier ñëpp ci gërëm ñëpp ci teewaay bi. Voilà. Idiomas para contribuir a la multiplicación y diversificación de estos caminos. El propósito de estos libros se puede resumir en 4 puntos. La primera es recordar que un profeta siempre tiene pruebas. En efecto, enviar un mensajero a las criaturas sin darles los medios para reconocerlo sería una injusticia. Pero el Señor es un maestro justo y equivocado. Este primer punto está lejos de ser trivial, porque indica que cada individuo racional tiene la capacidad de distinguir al verdadero profeta del falso. De hecho, reconocer al verdadero por su capacidad de pronunciar pruebas y al falso por su incapacidad para hacerlo. Proporcionar uno cuando Seydina Limamou Laye al-Mahdi anunció que él era el profeta Mohammed que había regresado para una segunda misión. Lo que se debió haber hecho fue pedirle pruebas nada más. No era para decirle que la aparición
de un profeta era imposible. Tampoco debería sorprendernos no haber sido informados por el Corán, la Sunna o por los escritos de los eruditos. De la ocurrencia de tal invento, dispuestas de este tipo fabricadas en torno a su misión, parecen revelar el desconocimiento por parte de gran parte de los musulmanes del lugar preponderante que ocupa la prueba dentro de una misión profética. También podrían ser intentos de disuasión motivados precisamente por el deseo de desviar la atención de la importancia de la evidencia. La mejor forma de comprobar que un individuo, así como sus tradiciones inglés y español, esperando que permitan distinguir lo verdadero de lo falso en esta misión de los últimos tiempos. Damos agradecimientos al Creador por habernos guiado hacia la aceptación de las pruebas que atestiguan, por un lado, su unidad y por otro lado, la veracidad de la misión de Sayyidina Imam Laye al-Mahdi. Que la paz y la salvación sean con él, su familia, sus compañeros y toda su comunidad. Gracias. Gracias. Shed light on Sayyidina Imam Laye prophecy and warns us about the great danger of rejecting God's miracles, and above all trying to attribute this ability to jinns or magicians rather than to Allah, a belief that will lead to associationism. Every Muslim that is interested in Sayyidina Imam Laye's mission should have this book at their disposal. It will help it better understanding, better grasping the means of recognizing a true messenger from the bad one. The only way is performing miracles that testify that you are a messenger from the Lord. And we can find many examples in this book. May God reward him for these many efforts he dedicates to the community. We congratulate and encourage Dr. Mam Libas for his noble work. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xéewal yi mu ñu defal yépp waaye xéewal yooyu mu ñu defal bokk na ci tey loo xam ni gan la mën naa ne ci diine ji muy liggéey bu am solo bu docteur Mame Libasse Laye def ci di leeral yonentu Seydina Limaamu Laay il-Mahdi alayhi salaatu wassalaam téere bu am solo mu tudd ko le bon sens et l'orgueil face au miracle de Dieu. Bon sens nag mooy li nga xam ni moom la yàlla may doomu aadama mu utale kook mala kon nag képp ku yàlla may bon sens may na la lu rëy bon sens boobu nag mën nga ko firee nu ne xikma sax daf cay dugg xel mu rafet daf cay dugg waaye nag it am lu yàlla def ci nit muy rëy te yàlla am lu mu ñu wax ci rëy yonent bi am lu mu ñu wax ci rëy ci ne képp ku ko xëccoog man dinaa la sànni sawara te duma la faale waaye nag yàlla ngir dimbali ñu indi ay kéemaan yoo xam ni moom lay jox ay yonentaam yonent dafa bokk ci ay preuve mooy ay kéemaan kon ci gëstu boobu muy une nouvelle démarche boo xamante ne nii c'est original c'est authentique moom la Seydi Mame Libasse indil ñu ndax dañu daan faral di layal Seydina Limaamu ci xadis ak aaya rek ndekete am na yeneen lay yoo xamante ne ni tey mi ngi fi am ndëgër lay gi nga xamante ni fa tabarakallahu moom la source yooyu am muy téere bu am solo boo xamante ni képp ku bëgg a gëstu te yàlla rek tax boo gëstoo ci téere bi di nga gis ni kat
lii sang bi wax Seydina Limaamu Laay al Mahdi jamono ju nekk ndekete dafay gën a leer jamono ju nekk ndekete dafay gën a yaatu te it yàlla moo xam rek ci jamono ju nekk fa muy jaarale leer googu ndax ba ma njëkkee lire livre bi dama ne Seydi Maam Libaas lii leeru sunu borom la te wallaahi loolu la laa gis te loolu laay seede muy loo xamante ni dama ko wax muy lu wér ma ne ko ndax yàlla mi la yànkeewal xalaat bu kawe bii ba nga layale ci Seydina Limaamu kooku du dara lu dul lumière te nag leer ku sell rek la ko yàlla defal kon nag fa tabaarakallaahu ñu ngi koy félicité bu baax ba pare di ko encouragé di ñaan yàlla na yàlla gën a dolli inspiration gën a ubbi xelam waaye yàlla na yàlla ubbi xolu jullit ñëpp xolu doomu aadama yëpp ba ñu nangu dëgguk yàlla gi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Djinn. Les chemins qui mènent vers lui doivent être facilités et diversifiés. Les langues et dialectes par lesquels s'expriment les différentes communautés sont toutes des chemins qui peuvent faciliter l'acheminement vers lui. C'est la raison pour laquelle, après avoir publié mes livres Océan de lumière, Seydina Limaamu Laay al Mahdi, paix et salut sur lui, ainsi que le bon sens et l'orgueil face aux miracles de Dieu, je me suis donné comme sacerdoce de les faire traduire dans différentes langues, afin de contribuer à la démultiplication et à la diversification de ses voix. La finalité de ces livres peut se résumer en 4 points. Le premier est de rappeler qu'un prophète dispose toujours d'une preuve. En effet, envoyer un messager aux créatures sans leur donner les moyens de le reconnaître serait une injustice. Or, le Seigneur est un maître juste et équitable. Ce premier point est loin d'être anodin, car il indique que chaque individu rationnel dispose de la capacité de distinguer le vrai prophète du faux. En effet, il reconnaîtra le vrai par sa capacité à fournir une preuve et le faux par son incapacité à en fournir une. Lorsque Seydina Limaamu Laay al Mahdi a annoncé être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revenu pour une seconde mission, ce qui aurait dû être fait, c'était de lui réclamer une preuve. Rien d'autre. Ce ne devait pas être de lui dire que l'apparition d'un prophète était impossible. Ce ne devait pas être non plus de s'étonner de n'avoir pas été avisé par le Coran, la Sunna ou par les écrits des savants de la survenue d'un tel événement. Les querelles de ce genre, montées de toutes pièces autour de sa mission, semblent révéler l'ignorance d'une grande partie des musulmans de la place prépondérante occupée par la preuve au sein d'une mission prophétique. Elles pourraient aussi être des tentatives de dissuasion motivées justement par la volonté de détourner l'attention sur l'importance de la preuve. La meilleure manière de vérifier qu'un individu a la licence, la maîtrise ou le doctorat, c'est de lui en réclamer la preuve et non de lui demander où est-ce que cela a-t-il été prédit. Le proverbe latin dit « affirmanti incumbit probatio ». La charge de la preuve incombe à celui qui déclare l'existence d'un fait. Si l'on sait qu'un diplôme ou une attestation sont les preuves de celui qui prétend être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise, on devrait aussi savoir que ce qui sert de preuve à un prophète, c'est le miracle. Une fois qu'il est attesté que l'individu qui s'est déclaré prophète a présenté cette preuve, logiquement, aucune polémique ne devrait subsister. Dieu dit « Alam ya'tikum naba'ul lazina min qablikum, qawmi Nuhin wa Adin wa Samuda, wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allahu, ja'atuhum rusuluhum bil bayinati. » Ne leur est-il pas parvenu l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Nuh, des Ad et Samoud, ainsi que ceux qui ont vécu après eux et dont Allah est le seul à tous les connaître. Leurs messagers leur ont apporté les preuves. Ce verset témoigne d'une part qu'il existe des prophètes qui ne sont mentionnés ni dans le Coran, ni dans la Sunna, encore moins dans les livres des savants, et d'autre part qu'ils disposent tous, sans exception, de preuves. Le deuxième point est de désigner la nature de ces preuves de Dieu. En effet, en se référant à plusieurs passages du Coran, nous avons démontré que ces preuves sont les miracles. Cette démonstration n'a pas été difficile, car le nombre de passages qui indiquent la synonymie entre les deux mots est pléthorique. Nous avons choisi parmi les plus manifestes ceux qui suivent. Wila samouda akhahum salihan qala ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hazihi naqatullahi lakum ayatan. Et au Samoud nous envoyâmes leur frère Salih qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui.
Certes, une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah que je vous présente comme miracle. Nous remarquons ci-dessous le prophète Isa alayhi salam insister sur les miracles qu'il a apportés afin de démontrer son statut d'envoyé de Dieu. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mawta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Je vous apporte un miracle de la part de votre Seigneur. Je vous fabrique un oiseau avec de l'argile, puis je souffle dessus et il devient un oiseau réel par la permission d'Allah. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux et ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous dis ce que vous mangez et ce que vous conservez dans vos demeures. Voilà bien un miracle pour vous si vous êtes des accepteurs. Dans le verset qui suit, c'est Dieu lui-même qui établit la synonymie entre preuve et miracle lorsqu'il dit Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun summa kana aqibatu allazina asa'u su'a an kazzabu bi ayati Allahi wa kanu biha yastahzi'un. N'ont-ils pas parcouru la terre pour observer ce dont il est advenu à leurs prédécesseurs? Ils étaient plus puissants qu'eux. Ils avaient labouré et peuplé la terre, bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Puis leurs messagers leur vinrent, apportant avec eux l'épreuve. Ce n'était pas à Allah de leur faire du tort, mais ils se sont fait du tort eux-mêmes. Puis ceux qui faisaient le mal ont fini par traiter de mensonges les miracles d'Allah et les ridiculiser. Le troisième point est de donner la définition du miracle. Et miracle de Dieu, tout ce qui est réel. Étant à l'origine de toute la création, Dieu s'attribue de plein droit tout ce qui existe, en le dénommant Ayatullah. Nous entendons les Iraniens appeler leur guide Ayatullah. En réalité, chaque être vivant est un Ayatullah. Que ce soit les humains, les animaux, les vents, les mers, les forêts, la neige, etc. Nous sommes tous des êtres de Dieu. Parmi les versets qui démontrent que le réel est synonyme de miracle, il y a les suivants. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Ensuite nous envoyâmes après eux Musa et Haroun munis de nos miracles auprès de Pharaon et ses notables. Ils s'enflèrent d'orgueil, ils étaient un peuple qui commettait des crimes. Et lorsque le réel leur vint de notre part, ils dirent « Voici certes une magie manifeste. » Moïse leur répondit « Dites-vous du réel, lorsqu'il vous vient, que c'est de la magie, alors que vous savez que les magiciens ne peuvent le produire. » À l'image de leurs prédécesseurs, Moussa et Haroun se sont rendus auprès du pharaon pour lui transmettre le message de Dieu, amenant avec eux des preuves. Celles-ci avaient la particularité d'être des phénomènes réels, admis par tous comme étant au-delà de toute capacité humaine. Hormis pour le pharaon et ses partisans qui, par orgueil, les méprisaient et les qualifiaient de tour de magie. Que ne fut grande la surprise de Moussa lorsqu'il entendit leur subterfuge. Une fois la définition du miracle faite, nous n'avons pas éprouvé de peine pour démontrer, dans le quatrième et dernier point, qu'être monothéiste, c'est admettre que l'individu qui se présente en tant qu'envoyé de Dieu et parvient à produire le réel est manifestement un envoyé de Dieu. Le bon sens ne peut pas contredire le réel. À l'opposé, accuser cet individu de menteur constitue de l'associationnisme. Ce serait prétendre l'existence d'un autre créateur que Dieu. C'est du non-sens germé par une blessure de l'orgueil. En effet, l'ego apparaît comme l'unique raison pouvant conduire au rejet du réel, comme cela est mentionné dans le Coran. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Je détournerai de mes miracles ceux qui, à tort, s'enflent d'orgueil sur terre. S'ils voient tous les miracles, ils ne les accepteront pas. S'ils voient le chemin de la raison, ils ne la considéreront pas comme un chemin. S'ils voient le chemin de la déraison, ils la considéreront comme un chemin. La cause à cela est qu'ils traitent de mensonges nos miracles et sont négligents à leur égard.
Assister à la fente de la lune sans pouvoir accepter que c'est le créateur de cet astre qui est à l'origine de ce fait, c'est absurde. C'est une mauvaise foi qui révèle le refus d'admettre une réalité dérangeante. C'est ce qui apparaît en effet à travers la sourate intitulée Al-Qamar. Iqtarabati as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kazzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatun baligha fama tughni an-nuzur. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Mais s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « Voici une magie persistante ». Ils ont pourtant reçu des informations qui devaient les dissuader d'avoir une telle attitude. La sagesse parfaite à retenir de cet événement est que les messagers et les miracles ne servent à rien aux refuseurs. La présentation d'une preuve ne peut rien face à la ténacité de celui qui décide de s'enfermer dans le déni. Assister au recul de la mer, témoigner de sa non-transgression, de la limite que lui avait fixée Seydina Limamullah al-Mahdi, et prétendre malgré tout que le créateur de cette étendue d'eau n'est pas à l'origine de ces faits, est une démarche incompréhensible. C'est afficher son désaccord avec la volonté divine. La réfutation d'une réalité ne peut pas résister à la force de l'observation et de l'expérience. En revanche, l'entêtement le peut fort bien. Dieu ne dit-il pas dans le Coran « Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur » Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs renfermés dans les poitrines qui s'aveuglent. Il s'impose à tout un chacun de choisir entre suivre le réel ou suivre ses opinions et convictions. Au terme de nos recherches, nous sommes convaincus jusqu'à preuve du contraire que le paradis est une demeure réservée à ceux qui suivent le bon sens et l'enfer une réservée à ceux qui, par orgueil, restent insensibles au pouvoir du réel. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont une intelligence mais ne s'en servent pas pour réfléchir. Ils ont des yeux mais ne regardent pas avec. Ils ont des oreilles mais n'écoutent pas avec. Ceux-là sont comme les bestiaux. Ils sont même encore plus égarés. Ils sont les négligents. Le défi à relever par ceux qui rejettent les preuves apportées par Seydina Limamullah al-Mahdi alayhi salatu wassalam est de désigner le ou les autres acteurs qu'ils croient lui avoir fourni celle-ci. Tout miracle, tout réel, toute preuve apportée par un prophète est un défi adressé à ceux qui rejettent sa mission. Qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Le réel vient de votre Seigneur. Que celui qui veut l'accepter l'accepte, que celui qui veut le refuser le refuse. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, c'est pour moi un grand honneur d'être ici en ce jour devant vous afin de vous présenter le bon sens et l'orgueil face au miracle de Dieu, ainsi que ses traductions, espérant qu'ils permettent de distinguer le vrai du faux dans cette mission de la fin des temps. Nous rendons grâce au Créateur de nous avoir guidés vers l'acceptation des preuves qui attestent d'une part de son unicité et d'autre part de la véracité de la mission de Seydina Limamullah al-Mahdi. Que la paix et le salut soient sur lui, sa famille, ses compagnons et toute sa communauté. Inna Sayyidana Imamullah al-Mahdi alayhi salatu wassalam huwa al-maqsid الذي يجب أن يلتجئ إليه الإنس والجن ويجب تسهيل وتنويع الطرق التي تفضي إليه فاللغات واللهجات التي تنطق بها مختلف الطوائف سبل يمكن أن تيسر لنا الوصول إليه. ولهذا السبب بعد أن قمت بنشر كتابي محيط أنوار سيدنا إمام الله المهدي عليه الصلاة والسلام وآيات الله بين الاستكبار والحس السليم أردت أن أترجمهما إلى لغات شتى لأساهم في مضاعفة وتنويع تلك السبل ويمكن تلخيص الغرض من هذين الكتابين في 4 نقاط. أولا هو أن نذكر بأن النبي له دائما بينة ذلك لأنه إذا بعث النبي إلى العباد دون أن يجدوا الإمكانية للاعتراف به فسيكون ظلما وما الرب إلا المقسط والعدل. هذه النقطة الأولى بعيدة كل البعد عن البساطة
لأنها تكشف أن كل فرد عاقل يقدر على أن يميز النبي الصادق من المدعي الكاذب. إنما يعرف النبي الصادق بقدرته على إتيان بينة، والزائف المدعي بتعذره الإتيان بها. عندما أعلن سيدنا إمام الله المهدي أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجع لرسالة أخرى، كان ينبغي أن نطلب منه بينة لا غير، وما كان للمرء أن يقول إنما جاء النبي مرة ثانية أمر مستحيل، ولا أيضا أن يتعجب من أن القرآن والسنة أو كتب العلماء لم تخبره مثل هذا الواقع. يظهر مثل هذه الخلافات المصطنعة حول رسالته جهل غالبية المسلمين بالمكانة العالية التي تحتلها البينة في رسالة النبي. ربما هي محاولة ردع تهدف إلى صرف انتباه الناس عن أهمية البينة. أفضل الطريقة لنتحقق أن شخصا ما حاز على درجة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه هي أن نطلب منه الشهادة، ولا أن نسأله أين تم التنبؤ بها. يقول المثل اللاتيني affirmanti incumbit probatio، أي البينة على من يدعي. إذا علمنا أن الدبلوم أو الشهادة تدل على صدق من يدعي أنه حصل على درجة الإجازة أو الماجستير، فلا بد أن نعلم أن البينة تدل على صدق من يدعي النبوة. إذا تأكد أن الشخص الذي أعلن نفسه نبيا قد قدم البينة، فلا يجب منطقيا أن يحدث أي جدل. يقول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. وتشهد هذه الآية أن هناك أنبياء لم يذكر اسمهم في القرآن ولا في السنة ولا في كتب العلماء من جهة، وأنهم يمتلكون جميعا بينات من جهة أخرى. ثانيا، تحديد طبيعة هذه البينات الإلهية. فحين نرجع إلى عدة آيات من الذكر الحكيم نثبت أن هذه البينات هي الآيات. لم يكن الاستناد صعبا، لأن عدد الآيات القرآنية التي تشير إلى الترادف بين الكلمتين كثير، وقد اخترنا منها ما يلي: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. نلاحظ أدناه أن النبي عيسى عليه السلام يصر على الآيات التي أتى بها ليثبت أنه نبي الله. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وفي الآية التالية يجعل الله الترادف بين البينات والآيات عندما يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثالثا، تعريف الآية: كل ما هو حق أي موجود وهو آية الله، فكون الله واجد كل الخلق يجعله ينسب لنفسه كل موجود فيسميه آية الله. نسمع الإيرانيين يدعون مرشدهم آية الله. في الواقع كل مخلوق هو آية الله، سواء كان بشرا أو حيوان أو ريحا أو بحرا أو غابة أو ثلجا وما إلى ذلك، نحن جميعا خلق الله. ومن بين الآيات القرآنية التي تثبت أن الحق مرادف للآية ما يلي: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وعلى غرار من سبقوهما جاء موسى وهارون إلى فرعون ليبلغا كلام الله حاملين معهما آيات تتسم بأحداث حقيقية غير عادية وافق الجميع على أنها تتجاوز الإمكانية البشرية.
تتجاوز الإمكانية البشرية إلا فرعون وملأه الذين احتقروها استكبارا ووصفوها بسحر مبين. تحولت عصا موسى إلى ثعبان مبين، ولم تزل حبال السحرة وعصيهم حبالا وعصيا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ثم قال فرعون وملأه إن هذا لساحر عليم. فكم كانت مفاجأة موسى لما سمع حيلتهم. رابعا بعد أن قمنا بتعريف الآية لم نجد أي صعوبة في إثبات أن التوحيد هو الإيمان بمن يدعي أنه رسول الله ثم يأتي بالحق، في إثبات أن التوحيد هو الإيمان بمن يدعي أنه رسول الله ثم يأتي بالحق، ولا يمكن أن يتعارض الحس السليم مع الحق، وتكذيبه شرك في الربوبية لأنه افتراء وادعاء بوجود خالق آخر من دون الله. إنه هراء نبت من جرح الاستكبار، فالتكبر في الواقع هو السبب الوحيد الذي يؤدي إلى إنكار الحق، كما ورد في القرآن: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إنه من السخافة أن تشاهد انشقاق القمر دون القدرة على أن تقبل أن خالق هذا النجم هو واجد هذا الحق. إنه سوء نية يكشف عن إنكار حق مزعج، وهذا بالفعل ما ورد في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. لا ينفع إتيان الآيات لإقناع شخص عنيد يقرر حبس نفسه في حالة الإنكار. وكذلك أن تشهد تراجع البحر ودبته في الحد الذي خطه سيدنا إمام الله المهدي عليه الصلاة والسلام، وتزعم فيما بعد بأن خالق هذا المساحة المائية ليس واجد هذه الأحداث، نهج غير مفهوم يظهر عدم موافقة المرء على مشيئة الله. لا يمكن أن يصمد إنكار الحق أمام قوة النظر والخبرة، ولكن التعنت يستطيع ذلك بشكل جيد للغاية. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويتعين على كل واحد منا أن يختار بين اتباع ظنه ومعتقداته أو اتباع الحق. في نهاية بحثنا نرى أن الجنة دار يختص للذين يتبعون الحس السليم، والجحيم للذين لا يبالون بقوة الحق استكبارا. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن التحدي الذي يواجه الذين يرفضون البينات التي أتى بها سيدنا إمام الله المهدي عليه الصلاة والسلام هو تعيين موجد آخر يعتقدون أنه يعطيه إياها. كل آية، كل حق، كل بينة يقدمها نبي يمثل تحديا للذين يكفرون به. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كما قال: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. أيها السادة والسادات، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا أمامكم اليوم ليقدم لكم كتابي محيط أنوار سيدنا إمام الله المهدي عليه الصلاة والسلام، وآيات الله بين الاستكبار والحس السليم وترجمتهما، وأرجو أن يساعدا على تمييز الحق من الباطل في هذه المهمة التي مهمة آخر الزمان الكبرى. الحمد لله الذي هدانا إلى قبول الآيات والبينات التي تبرهن على صدق رسالة سيدنا إمام الله المهدي
wasalaatu wasalaam alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. jubluwaay yi téere bi am bi ci jiitu mooy wane ne yàlla du yónni ku mu joxul firnde, moo tax werante amul yoon ci ku ne yàllaa ma jox firnde. moo tax werante amul yoon ci ku ne yàllaa ma yónni, ndax su ko yónnee mën nañ ci xam dara, su ko yónniwul mën nañ ci xam dara. werante wi nekk ci wooteeb Seydina Limaamullaahi al-Mahdi alayhi salaatu wassalaam mi ne mën a démb mën a tey, dafay nduru luy wane ne nit ñi ëpp ci ñoom xamuñu ne yàlla ku mu yónni jox la firnde, te ku mu yónniwul du la jox firnde. mu wax ci suuratu tawba ne alam yatihim naba'u allazina min qablihim qawmi nuuhin wa aadin wa samuuda wa qawmi ibrahim wa ashaabi madyana wal mu'tafikaat atathum rusuluhum bil bayinaat fama kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun. mu ne xanaa ñoom ñiy weddi dikkelu leen xibaarub gaa yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon, xeetu nuux ak aad ak samuud, xeetu ibrahim ak waa madyana ak ñi nga xam ne ñoom laa wëlbati suuf ci seen kaw. ñenn ñu ci nekk ci ñoom ba seen yonent ñëwee indiloon nañ leen ay firnde. yàlla de du mooy ki nga xam ne moom moo leen tooñ, waaye ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo tooñ seen bopp. ñu gis ci aaya yi ne werante wi soqekuwul ci yàlla ndax bi mu yónnee joxe na firnde, soqekuwul ci ndaw li ndax indi na firnde yi ñu ko jox. mu ngi soqekoo ci ñi ñu indil firnde nanguwuñu firnde ya, ñooñu lu jiit njaaga te ñooy njaag. ñoom ñoo tooñ seen bopp ci weddi gi ñu weddi firnde yi ñu leen indil. ñaareelu jubluwaayu téere bi mooy wane lan mooy firndeb yonent. firndem dawal yàlla mooy kéemaan, te loolu li ko alquran wane bari na. bokk na ci fi suñu boroom di waxee ci suurat yunus ne waxraqna allazina kazabu bi ayatina fanzur kayfa kaana aqibatul munzarina summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qawmihim fa jaa'uhum bil bayinaat. yàlla ne labal naa gaawi noox yi nga xam ne ñoo weddi woon samay kéemaan, xoolal mujjug ñi nga xam ne ñoom laa yónni woon ay ndaw ci ñoom. te gannaaw noox yónniwaat naa yeneeni yonent ci seen xeet, te kenn ku ci nekk ci ñoom ba ngay dem jox naa la ay firnde. aaya bi jiitu li noox indi borom bi mu ngi ko tudde kéemaan. ci bu ñaareel bi borom bi tudde ci li ndawam yi indi bayinaat muy firnde. kéemaan ak firnde ñaari baat la yu bokk benn jubluwaay. looluy feeñaat ci waxu yonent yàlla saalix alayhi salaam ji mu wax ci suuratul Araaf ne yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad jaatkum bayinatun min rabbikum haadihi naaqatullahi lakum aayatan. yonent yàlla saalix ne xeetam yéen sama xeet jaamu leen yàlla te ngeen xam ne amu leen beneen yàlla bu dul moom. indil naa leen firnde bu jóge ci seen boroom. gëléemuk yàlla jaa ngi ma indil leen muy kéemaan. ñu gisaat loolu ba tey ci waxu yonent yàlla isaa ji mu wax ci suuratu ali imran ne anni qad jitukum bi aayatin min rabbikum. mu wax ne maa ngi nii indil naa leen kéemaan bu jóge ci seen boroom. yàlla tuddee kéemaan yooyu yonent yàlla isaa di wax mu ngi leen tudde firnde ci boo demee ci suuratul saf di nga ko fa fekk mu ne fa lamma jaahum bil bayinaati qaalu haza sihrun mubin. mu ne ba isaa demee yóbbul leen firnde ya dañu ne lii ay njibar la. ci aaya bu mujj bi ma indi borom bi di fi wanewaat loolu ba tey mu wax ci suuratu ruum ne awalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu allazina min qablihim kaanu ashadda minhum quwatan wa asaaru l arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa jaathum rusuluhum bil bayinaati fama kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun summa kaana aqibata allazina asaa'u suu'a an kazabu bi ayatillahi wa kaanu biha yastahzi'uun. borom bi di ci wax ne xanaa ñoom ñiy weddi doxuñu ci kaw suuf ba dem xool mujjug ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitu woon te def ni ñu def. ñooñu ñoo leen ëppoon doole ëppoon leen kàntan, bayoon nañ suuf si dëkke woon ko dundaloon ko nu raw ñoom nii ñu ko defe. waaye gannaaw loolu ba loolu amee seeni ndaw ñëw indil leen ay firnde. yàlla di du moom mooy ki nga xam ne moo leen tooñ, waaye ñoom ñooy ñi tooñ seen bopp. amul lenn lu jëfkatu lu ñaaw yooyuy jëf ba yonent yooyu ñëwee indi firnde ya lu dul ñuy weddi kéemaani yàlla ya ak di leen kokkali.
ñetteelu jubluwaay téere bi mooy wane lan mooy kéemaan kéemaan mooy lu am maanaam lu existé maanaam lu réel lépp lu am yàllaa ko amal te lépp lu yàlla amal kéemaan la tudd keneen mënu ko amal ku dul moom amalkat bi yàlla moom càppaa colli mooy kiy amal bokk na ci aaya yiy feeñal ne kéemaan mooy lu am suuratu yunus suñu boroom di ci wax ne summa ba'asna min ba'dihi muusa wa haaruna ila fir'awn wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kaanu qawman mujrimin fa lamma jaa'ahumul haqqu min indina qaalu inna haza la sihrun mubin qaala muusa ataquluuna lil haqqi lamma jaa'akum asihrun haza wala yuflihu saahiruun borom bi wax ne ginnaaw bi ma yónnee Nuux ak yeneen yonent yi nga xam ne ñoo topp ci moom yónni naa Muusa ak Haaruna yónni leen ci Firawna ki gaawam waaye ba ñuy dem dama leen joxaale samay kéemaan waaye ba ñu àggee Firawna ki gaawam dañoo gis seen bopp rëy dugg leen ñoom xeet lañ woon yoo xam ne tooñkat lañ woon ba nga xamante ne Muusa indi na lu am lu jóge ci man ñu gis ko jàkkaarloog moom dañu ne lii njibar la Muusa ne leen ndax da ngeen di fekk lu am ñu indil leen ko ngeen jàkkaarloog moom naan lii njibar la te ngeen xam ne njibar mënul lii bantu Muusa bi jaan ju amul benn werante la doon buum ak bantu njibar yi buum ak bant lañu sax doon soppalaku ñu jaan benn yoon donte le fii ci Sénégal yàgg nañ fi dégg firikatu alxuraan buy wax ne dañoo soppalaku jaan di ci teg ne jaanu Muusa dafa xeex ak jaanu njibar ya rey leen loolu firikat yooyu di wax njuumte bu rëy la te bokkaatle la ndax njibar amul jaan te mënu koo amal jaan yàllaa ko moom seen pexe moo jàppoon nit ñi ñuy gis jaan fu jaan nekkul bi bantu Muusa soppala ko doon jaan bu wér ci la seen pexe toj nit ñi gis seen fen ñoom ñu tuub nangul Muusa ndax xam ne sàkkkat bi moo def loolu mu amal Firawna ak i gaawam jëf jooju taxul leen nangu ñu sax ci seen bañ ndax rëy ñeenteelu waayu téere bi mooy wane ne su nit ñëwee ne yàlla ma yónni ba noppi amal kéemaan nangu ne yàlla mi amal moo ko yónni loolu tawxiit la bañ ne yàlla mi amal moo ko yónni loolu ñàkk tawxiit la te bokkaatle la lii indi boobu bokkaale ci jaam bi mooy rëy mooy indi weddi lu am gis lu am ne fàng sa kanam nga ne lii amul njibar la rëy moo koy indi si nit suñu boroom wax ko ci alxuraan ci suuratul Araaf ne sa asrifu an ayaati allazina yatakabbaruuna fil ardi bi gayril xaq wa in yaraw kulla ayatin laa yuminu biha wa in yaraw sabila rushdi laa yattaxizuuhu sabila wa in yaraw sabila al gayyi yattaxizuuhu sabila zalika bi annahum kazabu bi ayatina wa kaanu anha gaafiliin borom bi wax ne dinaa dudduloo samay kéemaan du mooyuloo samay kéemaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf di rëylu ci lu dul dëgg rëy nekk ci ñoom te lu dul dëgg mu wax ne ñooñu bu ñu gisee sama mbooleem kéemaan duñu ko nangu bu ñu gisee yoon wu yenu maanaa duñu ko jàppe yoon bu ñu gisee yoon wu yenuwul maanaa loolu la ñuy jël def ko yoon moo ne liy waral loolu mooy dañuy weddi samay kéemaan di leen sàggane gis ku ne borom weer wi moo ma yónni nga ne ko borom weer wi yónniw la mu ne weer wi xaral weer wi xar mu wëlbatiku ne la borom weer wii moo ma yónni soo ko nee borom weer wi yónniw la loolu li muy firi mooy ne dangay def li la neex rëya nangu li am moo la jàpp loolu mooy feeñ ci suuratul xamar borom bi di wax ne iqtarabati saa wan shaqal xamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazabu wa taba'u ahwaahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad jaahum min al anbaai ma fihi musdajar hikmatun baaliga fa ma tuxni nuzur borom bi ne bés penc jege si na te weer wi xar na waaye ñoom weddikat yi bu ñu gisee sama kéemaan gu am jàkkaarloog ñoom dañ koy dummóoyu ne lii njibar la mu ne weddi nañ ko wëlbati ko topp seen bànneexi bakken waaye nag weddi lu am terew koo am te moo ne day ñoom ñoo ñu def loolu am nañu xibaar yoo xam ne buñ ca dellu woon dana leen soññ jàjj leen ba jëf jii ñu def doonuñu ko woon jëf mooy gis ko ne yàllaa ma yónni def kéemaan googu noonu yàlla ne njàngale mu matale bi nga xam ne moom la ñuy jële ci xew-xew wii nga xam ne moo am mooy ne yonent ak i kéemaanam amaluñu njariñ bañkat ba tey gis ku ne borom géej gi moo ma yónni nga ne ko borom géej gi yónniw la mu ne géej gi randu mu rëddal ko nekk yamal fii géej gi yam fa
mu wëlbatiku ne la boroom géej gii moo ma yónni soo ko nee boroom géej gi yónniw la mooy ne da ngay def li la neex la daloon waa Màkka ya gisoonu xaru weer wa bañ moo la dal saa yu nit gisee lu am mu ne amul li muy wane mooy ne li am neexu ko su ko neexoon kenn du ko wan ñaari yoon yàlla moo tax yàlla ne ci suuratul xajj fa innaha la taamal absaar walakin taamal qulub allati fi sudur na ngeen xam ne du bët mooy gumba xol yi ci biir dënn yi ñooy gumba wolof nee na weddi gis bokk ci bañkat bi wane ne su gisee lu ko neexul da koy weddi am na ñuy xoolee seeni bët li am la lay wan waaye am na ñuy xoolee seeni xol du wane li am xol li nga bëgg la lay wan nëbb la li am te neexu la ku tegtaloowul kéemaani yàlla di nga tegtaloo say njort baa say xadiis baa sam piri wala sa déggin wala say gént mbaa say sos wala sosi keneen ku jëndee yooyu jëfi yàlla réeral nga sa bopp ku réeral sa bopp te delluwuloo ginnaaw safara di sa kër kéemaan nasaraan bi di ko wax le réel arab bi di ko woowee alxaqu moo féete kaw yooyu yëpp ndax kéemaan jëfi yàlla la ju amul werante moom mii sàkkkat bi lépp lu safaanoo ak li am neen la baatil la mythe la illusion la sos la fiction la ni ko professeur waxe léegi alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur yàlla ne lépp lu am na ngeen xam ne bu ngeen ko gisee xam leen ne maa ko amal ku mu neex nag nangul ku mu neex bañal waaye maa ko amal yàlla nañu yàlla jéggal te jubal ñu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ñu ngi nuyu tey gërëm sayidina muhammadul muxtaar ibnu sayidina mandione laay ibnu sayidina imaamillahi al mahdi mi yàlla teg tey ci kuréelu maamam di wàccee nuyoo boobu ak cant yooyu ngërëm li ci rakkam yi ci ginnaawam seyduna muhammadul amin ibnu seydina babacar laay ibnu seydina imaamillahi al mahdi yi jiite leen yàlla def muy suñu sang suñu wayjur ñu ngi koy sant di ko beral cant ak ngërëm ci lim ñu yombalal liggéey bi ni ko fi maam Alsaan waxe léegi moo ñu teg ci yoon wi moo ñu ci yar moo ñu ci tette wax naa ko sama téere bu njëkk bi méthodologie bi lu bari ci moom lañ ko jële ba tey mu jur ñaareeli livre mënuñu sori ci kàddu ci di ko gërëm ndax day nduru gërëm sa bopp ñu ngi gërëm rakkam ji topp si moom Seydina Maam Libaas ibnu Seydina Babacar Laay ibnu Seydina Imaamillahi al Mahdi ak Seydina Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Babacar Laay ibnu Seydina Imaamillahi al Mahdi di leen nuyu di leen sant ak di leen gërëm ci seen taxawaay ak seeni ñaan di gërëm éditeur bi professeur Baytiir Ka unanimité car macha allah yàlla defal na ko kàddu yi wane na ko moo njëkk a taxawal lii mu taxawal amaana ba moo tax lii yomb ndax bu demee ci ñoo xam ne xamuñu suñu cër fii jëflante ba mën naa tax ba ñu découragé faf bàyyi waaw ñu ngi lay sant di la gërëm ñaan yàlla yokk sa doole ñi ko ñëpp waxee ak mu ngi nii ma bind ak partenaire am Maguette Dieng nga xam ne mooy imprimeur bi lu ñu bind dañ koy jox mooy corrigé bu paree jox xaritam mu daal di ko imprimer liñ naan dërëm bi génnul gaal gi lépp ci kër Seydina Limaamu la barki démb la fi ñëw da koy jaral mu déplacé wu ñëw pour ñu def correction yi ensemble disponibilité ni mu ko waxee gañewuñu ci diine ji lañ ciy liggéeyal léeg-léeg ma ñeewante jël jara jox ko mu ne ma àddiyee laa ko def loolu ku la ko defaral yombul waaw ñu ngi gërëm tam lecteur am yi waaw Ibrahima Abou Samb waroon na fi teew suñu professeur Mbaye Bass al muqaddam ci lecteurs yi la bokk Pierre Ousmane ak ñi ci des bari nañ lecteurs yi mënuñu tudd ñëpp ñu ngi jéggalu ñi ci des waaye ñooñu yóbbuwaale nañ ñi ci des Assane Niam yi bokkoon na ci lecteur si ma juumalee premier livre tam ñu ngi gërëm Cheikh Laay Mbeng ñëpp xam nañ taxawaayam ci téere yi bu njëkk bi moom laa def collaboration bi na ñoo ko defandoo bu mujj bi it noonu ñu ngi gërëm traducteurs yi Mbay Ñaa mu ngi nii toog ak waajuram di mbokk ci kër gi El Hadj Ibrahima Diop di sët ci kër gi sët maam Ibrahima Seyni doom maam Alsaan mu maam Ibrahima Seyni mu Seydina Isa mu Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam waroon fi teew tey liggéey tee ko ñi leen ciy jàppale ku ci demee ne Seyna Ndooy Malamine Thioub maam Fatou mi ngi ma boole loon ma doon su fi ca Allemagne ak ndijaayam Seyna Ngom ak Cheikh Ablaye Guèye mi toog fële doon sama promotionnaire département arabe ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak ñeneen ñi nga xam ne ñàkkul fattu nañ ñu ngi gërëm bépp contributeur de près ou de loin
ku ci demee ne Seyna Ndiaye président Mbagne Diop Diagne nga xam ne jàpp na bu baax ci traduction yi ak soxnaam Ndey Aram ñu papa Assane Diouf Maguette ak Sanga Sarr association des Lions de la diaspora nga xam ne mooy sama daayira ca France am taxawaay bu am solo ci livre bi ka ko jiite di Ousmane ak secrétaire général am Mao di gërëm Mbay Ware Ndooy mii fi toog Pape Jaraaf di taawu sama pap di gërëm waa Sodaan di gërëm waa Jàmmalaay TV di gërëm Chérif Maam Alsane sama jarbaat sama xarit ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp daanaka ci wax na ko sànq Seyna Ndooy ñi fi teew Assane ñaa ñu ngi leen di gërëm Sele sama papa Ngom sama xarit di sama waaye sama papa sama xarit fu ma jëm ci xew yi man lay àndal nee na sama papa moom teg na ko ne leen moom man maay sëñ ñu ngi koy te sama bàyyi la ci man waaw ñu koy sagootee waayam di ko sant di ko gërëm di gërëm it sama ndijaay di ko beral ñi ñoo ma yar seen kër laa juddoo wax na ne fa laa duggee école waaye fa laa juddoo sax faf laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo ñoo ma dugal école ñoo ma bëggloo xam-xam mënuma si bañu tudd particulièrement sama yaay Ware Gueye nga xam ne ci loxoom la jaare loolu lépp sama maam ya nekk àllaaxira yàlla na yàlla yokk seen leer ñuy màggi sama yaay ji soxna Mariam Gueye ni mu ko fi waxee léegi ci mbaaxam moom it ci ñu ma tette ci loolu damay wax sama rakk yi amu leen chance ndax da ngeen fekk sama yaay màgget waaye ba mu cay toll da daan yenu doom bu mu weex du weex dóor ci suuf ndax pour nga jàng moo tax man leen ñoo leen ëpp chance samay nijaay it noonu lañu doon defoon ak man xaleb sëriñ boo ko teelee jàppee xaleb sëriñ rek boo moytu du jël yoon wa mu war a jël mais rigueur ba mu laajoon ci sama ndaw pour ma jàng ñoom ñi ñoo ko def si man moo tax samay mémoire yëpp ma dëjee woon leen ko au début ak samay livres yëpp fàttewuma loolu tonton ñu ngi lay gërëm sama tonton Pape Mamadou ngi ne fu ma mës a jàppalee ne ma bu ñu la jàppalee diina ji lañ jàppale à travers toi parce que dañu am yaakaar ci yow yooyu encouragement la dina tax boo demee ba bëgg a décourager ndax recherche dafa metti boo xalaatee yenn kàddu yi doo ñemee décevoir yàlla bu ñu décevoir yàlla bu ñu décevoir waa xiru Seyna ñu ngi lay gërëm Seydi moom sama waaju yàgg la moom it waaw nekk si diina ji Yoff di ci liggéey lu bari mën nañ ko jox kàddu sax mu sànni ko ci suñu mbokk arabisants yi waa xiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina wa sallam di gërëm diaspora bi yëpp vraiment kuñ ci tuddul rek ñu ngi koy baalu ndax ñi ci jàpp bari na wasalaamu aleykum wa rahmatullah